Troisième question bi. Troisième question yi ma doon wax si mooy vérification date yi. date yi voyage yi. waaw waaw ñu ngi ci date yi moom ñu ngi ci livre bi. tukki nag moom dafa nekk méthode moo doon principal méthode Cheikh Ibrahim ci oote jëm ci yàlla ndax da ngay dem ci ñi nga xam ne jot siwul ci yow ñu jot siwul ci yow nga mën a dem ba àgg ci ñoom jubal leen. Première tukkeem génn Sénégal néegi yàlla ba la ak soppe bi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye tawfiq gi feeñ ci yëngatoom feeñ ci feeñ boo xam ne dafa jéggi dayo dem ci barab boo xam ne fan la lislaam barle jógee ci réew mu ñu colonisé nekk nit ku ñuul yooyu yëpp mënoon nga ko gisee comme handicap boo xam ne war naa mën a freiner sax sa daaw waaye àgg foofu ñu boole la ci kàngam lislaam yi invité la ci karam buur bi 1937 nga def fa discours boo xam ne bàyyi na impact ba tax buur bi sax ci la la xamee ndax mu ne borom xam-xam yi ku commencé di wax tagg buur bi yaa ñu dajale yow la ñuy gërëm yaa waral lii nangam ak nangam ku waral lii di ko bàkk Cheikh Ibrahima moom ba mu jëlee ni ñun ñu ngi sant yàlla julli ci yëpp ci yàlla mi nga xam ne moo ñu xéwalal lislaam waaye yonent yàlla Muhammad mi nga xam ne moo laabal kaaba gi moo ñu bennale génnee ñu ci njaam ak jaamulul yàlla yóbbu ñu ci gaaw a wétal yàlla ak jaam kaaba gi nit ñi réeroon nañ ba di fi njàll def fi ñetti téeméer xërëm ak lu topp yeneen bi ñëw laabal ko benn la ñuy def ko muy suñu benn xibla kon yeneen bi la ñu war a sant dafa discours boo xam ne damay wax ne li lislaam di dund léegi ci jamono jooju da ko Cheikh Ibrahima évoqué woon ndax da ngay gis mu naan benn problème la lislaam am mooy takfiir te loolu ñu ngi doon a foog ne lu bees la mooy sa moroom bi jullit bokkut ak yow déggin rek nga ne yëfër deretam dagan na ray ko dafa war te mooy li extrémiste yi di def waaye boobu la ko identifié woon comme problème boo xam ne dana jural l'islam coono. Premier voyage boobu ku nga xam ne ci la jaar Maroc ci la njëkk a wàcc ci xam Cheikh Ahmed Tidiane ak waaw dajee fa kàngami tariqa bi fa la dajeeg sukkeeri bi nga xam ne xam ngeen la xew ci diggante moom nii waaye tamit 1937 tabax première jumaa mosquée de Médina Baye 38 ñu inauguré ko le 25 février 1938 1944 muy waaj dem seeti sukkeeri ñëw bu ñëw béyti yam ko yónnee yooyu yaa enu mbóot mi te ku dul yow enuwu ko muy ci déclaration boo xam ne lu am solo la 1945 mu njëkk a dem Nigéria ko nga xam ne Nigéria mu nga dajeeg buur ba déjà ci 1937 45 mu fay doog a dem 46 Nigéria commencé di ñëw ci lañ commencé di ñëw ci Médina 47 waa Niger ñëw Cheikh Aboubacar Hachim 47 it ci la dem fële nu mu tuddati ci la njëkk a dem Conakry def la Conakry jàng ngeen ko ni mu amee solo année 50 yi nag muy année yoo xam ne ñu ci déplacé dafa bëri lool 1951 ci la dellu Màkka jaar Karu ci ñaareelu yoonam la ko fa yàlla may ci loolu ñu dugg ci tarixa bi kenn ko yem 52 ci la dem Gambie jaar Mauritanie dem Ghana dafa dugg ci l'islam mu ne mënu koo lim ndax bëri dama fa joxe ci tarix kenn xamul lu ñu 53 at yooyu yëpp at mu jot daanaka day dem Makka jaar Ghana wala mu jaar Karu at yooyu dem na ci Niger lu bëri 53 dem na ci Mali dem na ci Niger 54 muy aji Makka ci délégation officielle bu France ànd ak ñoom maître Babacar Seye ñoom xaadi bu Tombouctou ñoom almaami sori daara bu maamu ci Guinée mooy première visite am ci Paris ndax bi ñu dëppee ba Casablanca dañ leen a tànn ñoom officiels yi yóbbu leen Paris pour ñu visiter France visiter la ferme de Rambouillet dajeek le ministre de la France d'outre-mer bàyyi plaidé fa pour ñu libérer bàyyi Hassan II mooy le roi du Maroc Mohamed V 56 buuru Kano Sanusi ñaanaat ko mu ànd ak moom dem aji Makka ndax mu présenté ko gouvernement ak roi yi nga xam ne ñoo nekk Arabie Saoudite déjà àndoon naag moom aji yu bëree bëri ci at yi jiitu 58 gis nga référendum bi 59 60 bàyyi ebal Khalifa El Hadj Abdoulaye Oustaz Ibrahima Mahmoud Diop ak Chérif Babali ñu def tournée boo xam ne ay weer lañu am ci àll bi di tasaare lan mooy mission di jàngal lan mooy fayda ak lan mooy mission yi Cheikh Ibrahima radiyallahu taala anhu muy tukki boo xam ne tukki bu décisif la ci diplomatie
Cheikh Ibrahim ndax ci la njëkk a toogee moom oustaz ci la njëkk a toogee Hassan II roi du Maroc boobu moom prince héritier la rek jiite armée ba ñu toog ak moom toog ak bàyyam Mohamed V toog ak ministre yi fa nekk yëpp wër daanaka région yi Maroc yëpp tukki moom dem nañ ci Accra Alaaji Abdoulaye def fa conférence centre culturel arabe bi fa nekk waaye toog nañ ci la njëkk a toog ak Gamal Abdel Nasser le président de l'Égypte pour présenter liggéey Cheikh Ibrahima radiyallahu taala anhu oustaz ak Khalifa Abdoulaye joxe fa discours dem Makka oustaz def fa interview ci journal Makka koy première interview ci monde musulman dafa fasciné journaliste bi ba mu naan dëgg-dëgg ñii defee na benn mouvement boo xam ne mooy le véritable réveil islamique ci Afrique noire ñii mouvement bi amee moom lay bind te boobu impression bi ñoom oustaz bàyyi ci moom ak arabe yi ñu fa làkk moom xam naa ne yéem na ko ci ñoo xam ne déjà ndaw lañ mais amee xam-xam nii déggee yaram ni ñàkkee complexe nii ni ñu rafetee sax mi ngi koy melal mu ne ils sont élégants mi ngi koy décrire ci biir interview bi loolu muy wane rek Cheikh Ibrahim bu paree ci yow da ngay am xam-xam mais complexe sax boo ko am parce que Cheikh Ibrahim gisut lu ñuy xemem wala lu ñuy war a ragal ci suuf te loolu daf ko doon ci yéen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam te jullit tubaab sax dañ daan aspect boobu dañ ko doon wax ci moom ni mu élégant yeeg yooyu dañ koy ku ci toog moom ci tubaab sax da nga ko mel consul de France ci kanam mi ngi wax ne daje naa Cheikh Ibrahim mais j'ai été impressionné par la dignité qui émane de sa personnalité. J'ai été impressionné par la dignité qui émane de sa personnalité noonu la ko waxee. dignité gi bàyyi gi génnee ci jëmi bàyyi mu ne daf koy impressionné. jullit noonu la war a mel rawatina nag bu nekkee ci biir ñoo xam ne duñ sax ay jullit 61 comme 60 préparé na tukki bàyyi 61 nag ci la bàyyi jur jaar Ghana ci Kwame Nkrumah continuer dem ay Nigéria continuer dem Égypte fa la jiite àjjuma ci université Al Azhar ku ne xam na ci histoire loolu li muy tekki waaw 62 61 ak 62 yëpp bàyyi joué na fa Sénégal rôle yoo xam ne ndax Sénégal bi ma amee indépendance ki ko jiite du jullit réew yu musulman yooyu arab yooyu dañoo réticent woon pour am ak moom relation gis naa mission boo xam ne Baye Mamadou Dia président du conseil ak Valdiodio Ndiaye ci turi président ñoo ko sant pour mu jéem a rataxal diggante Sénégal ak réew yu arab yi mu ne def na 17 rencontres fukki daje ak juróom-ñaar yoo xam ne liñ ciy dox mooy ñu reconnaître Sénégal comme réew moo xam ne ay majorité jullit fa nekk donte ki ko jiitee ci beneen diine la nekk mais loolu terewul ñu nekk ay jullit yu baax Cheikh Ibrahima nga gis ne diplomatie bi mu joué Sénégal dëgg-dëgg diplomatie moo réy 63 ci la dem Chine ku ne xam na tukki moom la ca xew ànd ak oustaz ak ay Souleymane Kane li ko muy dem Chine jaar Paris jaar Belgique dem Jordanie dem Koweït dem Chine dem Pakistan xajut ci benn jotaay sax la xew ci tukki moom yëpp waaye dafa bokk ci li gën a marquant ci tukki Cheikh Ibrahima waaye li ci jar a souligner mooy nekkul ne dafa bëgg a tukki rek ne xaaral ma ñëw dem mais chinois yaa ko woo lettres yi ñu ko bind yëpp mbootaay jullit yi nekk Chine te Burhanuddin Cheikh yi di jiite leen lettres yooyu yëpp gis nañ ko di sàkku ci moom pour mu dem te déjà dès 1960 bu oustaz di dem ci sommet afro-asiatique bu Guinée fa la commencé am relation ci turi Baye ak Chine julliti Chine yi kon daje na fa ak ambassadeur Égypte pour préparer tukki Baye mais daje na fa ak tamit ak julliti Chine yi wax ak ñoom ci mbiri Cheikh Ibrahima kan mooy Cheikh Ibrahima ba loolu moo ubbi bunt relation Cheikh Ibrahima ak mbootaay yi nga xam ne moo nekk foofu 64 académie de recherche islamique Égypte di def daje Cheikh Ibrahima nekk fa daanaka moo doon guest taaw l'invité bële li nga xam ne tubaab bi noonu lañ ko tuddee ci rapport yi nga xam ne def nañ ko ci xew-xew mu 1965 1963 ci lañ sos OIA ku ne xam ne Baye influence bi mu am ci Kwame Nkrumah ak dégg gi mu dégg l'unité africaine Nkrumah moom Baye moo doon Baye lettre yi mu bind Baye tapé naa ko ci livre bi mais dugal naa ko sax photocopie originale mu ngi woowee Baye my dear Cheikh mon cher marabout mon cher Cheikh te Nkrumah ku ne xam ne mooy le père du panafricanisme influence bi Baye am ci moom Baye nga koy ndokkeel sax 63 ci discours bi mu def ci ba ñuy créé OIA moom it mi ngi ndokkeel Baye ne ko maa ngi lay gërëm dégg naa discours ba nga def ca Rabat ak lu rafet li nga wax ci man ak sama yéene ci tabax Afrique ba mu bennoo nekk benn kon rôle Baye ci panafricanisme ak ci unité africaine loolu beneen thème la boo xam ne moom ñàkk occasion ñu mën koo waxtaane 65 OIA di dajee Ghana Nkrumah dajee bu daan am ak lu xew rek def naa bala moo jot def naan Baye mu ñaanal ko yàlla pour ñu am ci ndam parce que mi naan Baye ci benn lettre man daal li nga ma wax gëm naa ko ne nga ma bu ma amee ngëm ñaan mën na lu ne ku am ngëm ak dévotion
ñaan war naa mën naa def lépp loo xam ne soxla na ko moom lépp lu mu sa xew gaara moom it bàyyi la ciy jiital ba muy tabax ak Sombota muy barrage bu ñu def ci le fleuve Volta ne mooy mooy jox gaara électricité bàyyi la ko war nañ koo tabax mais na ko bénir na ñaanal foofu na ñaanal barab bi war nañ ko fàtte naka noonu avant